salaamaaleykum suñu mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant man Betty de la série Pod et Marichou. waaw Betty actrice de cinéma ñu xàmmee la ci Pod et Marichou mais saison 1 bi gisuñu ci woon saison 2 bi yaa ngi ci mais teewul da nga bokk ci actrice yi ñu gën a ràññee ci série bi ñu ëpp buzz naanaam loolu ban secret nga am Betty. mën naa wax ne ndogalu yàlla la ba pare série lu ma yàgg bëgg la kon ni ko wolof di waxee li nga bëgg ci loolu la yàlla di jàppale. mais depuis temps xale est-ce que doo nga rêvé nekk actrice. dama ko mës a bëgg. dafa mës a nekk sama rêve. dama yàgg bëgg nekk actrice. parce que dama daan seetaan série yi ma naan ay waay yal na ma yàlla def ni kii yal naa mel ni kii loolu laa daan mës a ñaan. kon nag tey maa ngi koy sant yàlla ba mu yàlla defee ma bokk ci Pod et Marichou série boo xamante ne regretté wu ma li nga xamante ne duggee naa ci macha allah maa ngi ciy sant yàlla bu baax. waaw nga mun rôle bi bu baax a baax est-ce que da nga am ay inspiration. ci mal la nag mën naa wax ne ci mal la kon ni ma la ko waxee rek li nga bëgg ci loolu la yàlla di jàppale ba pare ma ñëw Pape Omar Diop gën ma jàppale wax dëgg neex yàlla dangay ñëw. ñu sonn ci ñun damay wax Marodi yëpp suñu réalisateurs yi équipe technique bi lépp ñu gën ñu jàppale gën ñu ñaax ci liggéey bi macha allah yombul nag c'est pas facile mais bon ñoo ngi siy dem daal ak ñi nekk suñu gannaaw ku ci mel ne Pape Omar Diop. c'est pas facile kon ça veut dire que yaa ngi jànkonteel quelques difficultés. yooyu yan genre difficulté la. genre mën nga di tourner nii ñu ne la baaxul mën nga ko defaat ba 6 fois 7 fois. mais bon da ngay genre di nga dem ba au fur et à mesure di nga mënal sa bopp man nag du ma ko jàppee du ma si mer du ma si énervé vraiment pour être franche parce que dama naan ki la naan sangu sa taar la bëggal te mënul nañ def ñu ne la genre vas-y demal mais dañ lay jàppale gën la si ñaax kon ni ma la ko waxee rek. d'accord léegi sa rôle ci mbedd bi nan nga koy dundee. kon ci mbedd yi dañ daan. sàcckati jëkkër baa ngi dee de Betty day nëgg jëkkëri jàmbur yi ndeysaan damay toog nag damay reetaan parce que kon ni ko olof di waxee ñàkk xam di ko waral dafa bëri nañ jàpp ne rôle la sama vie réelle ak rôle bi c'est diamétralement opposé bokkul loolu lii série la rek bu ma ci pare naa ci. série la rek kon Betty ban genre nit la. Betty saabu bi fóot boppam de waaye ni ma xam dëgg. Betty ñëpp la sekkal jàmm Betty elle est ouverte ñëpp laa sekkal jàmm man nit am xaj ak seet ci man wallahi azim yàlla xam na ko Betty daal mu ngi di Betty ñëpp la Betty ñëpp la Betty bu démb ak bu teyee benn la. mais duñ faral di wax ni da nga am ay défaut kon yan genre défaut nga am. waaw déjà Betty xanaa dafa fiir la ñuy wax Betty dafa fiir Betty genre. su ma meree léegi damay giif léegi man de vraiment nag personnellement gisuma sama défaut wax dëgg deex yàlla. d'accord léegi ci sa rôle maanaam nangu jëkkëri jàmbur yi est-ce que amul ay messages yoo ci bëgg a lancer. waaw genre damay koy wax sama mbokk jigéen ñi nga xamante ne dañu nekk ci buum sëy góor boo nekkee ak moom fi góor ñëpp a yam ku fi rusul woon sa baay rek da nga naan sa papa sax du moins da nga naan góor ñëpp a yam mais góor bu nekkee di sëy ak yow sëy yëpp a metti benn sëy yombul boo leen bëggee fitnaal seen jëkkër mu ci boole liggéey ak lépp genre dafay tiit góor kenn du ko fitnaal xamul loolu ba kenn fu mu amee jàmm fa lay toog boo amul jàmm du fa toog kon Pape Omar Diop nag bu ñëwee ci bureau bi rek ñu dem ci. tout le temps dañ lay gis ci série bi nga naan dañ koy yóbbu Saint-Louis yow boo ko yóbbee Saint-Louis loo koy def. kon ni ma ko waxee rek Pape Omar Diop moom mën naa wax ne sama Pape Omar Diop la à moi seul su ma ko yóbbee Saint-Louis ba teg fii dina xam ne lépp dëgg la. mais pourquoi Saint-Louis ban affinité nga am ak Saint-Louis. man tukulóoru Ndar laa doomu Ndar laa bien vrai que ni sama ñoom yaay c'est di griotte mais man doomu Ndar laa tukulóoru Ndar laa sama moom Ndar la cosaano moo tax te xam naa ne jigéenu Ndar moom ku fa yóbbu rek bokkuma ak ñoom Eva ak Marichou bokkuñu benn yoon. Ndar ban particularité la am ci yeneen région yi. Ndar nag bokkul ak ñoom primo suñu ceeb bokkul ak ñoom suñuy feem bokkul ak ñoom ñun daal dañoo am suñu astuce bopp.
léegi ban conseil ngay jox koo xam ne li ngay joué ci série bi noonu lay def maanaam di courtiser jëkkëru jàmbur yi di leen nangu ban conseil ngay jox jigéen bi def loolu. ah dama koy natt ci sama bopp nag parce que personnellement bu doon man du ma nangu kuy laal sama copain sax masama ak sama jëkkër neexul ci xol nag mais kon ni ma la ko waxee bakkeel fa nga amee jàmm lay toog jàppaleen ne seen góor yéen a ko mën a yor yéen a ko mën a xam ne ngeen koy téewee genre fi mu amee jàmm lay toogee bu leen basé wu ci jëkkëru jàmbur yi vraiment waaye nag yàlla moom dafa bindu góoru ñëpp la jigéenu kenn la. jeex na léegi ñu ñëw tuuti ci sa vie sociale Betty est-ce que day faral di génn lu bari di dem ay boîte wala casanière la day toog këram. Vraiment du ma nitu boîte pour être franche genre dinaa génn yenn saa yi avec mes copines dem resto xam nga nag taalibi Cheikh bu toll ni man nag bu mel ni man ku ma gis yenn milieu yi nag dina ma wax sama bopp. mais xam nga ku la gis des fois ne yow da nga coquette da nga bëgg àdduna. oui c'est vrai jigéen noonu la jigéen bu bëgg lu baax xam fa nga jóge xam fa nga bokk da ngay bëgg lu baax te man dama bokk ci famille bu baax du coup bu ma doon sol ay sagar sax damay xam ne la ma sol noobul laa. nga ne taalibe Cheikh nga est-ce que yaa ngi jëfee yëfu taalibe. ah waaw maa ngi dem daayira su ma mee samay weddu yu ma jox dama koy weddu ba mu mat sëkk sam papa sax dama ci dul bàyyi nag vraiment ak sama ñoom yaay wax dëgg neex yàlla man daal taalibe Xalifa Ababacar Si laa. d'accord ñu ñëw ci sa séquence bu mujj boo xam ne dafa def buzz sur internet mooy yow ak Eva jour boobu ba ngay ñëw di tourner est-ce que waxoon nañ la dañ lay dóor tey. billaay yéeguma ko woon sax dama ñëw rek Pape Omar Diop jox ma sama rôle ma joué séquence bi. dóor yi naka la dikkee est-ce que surprendre la trop. tiitaloon na ma nag Eva moom dóor dëgg la doon dóor bu d'accord. kon dóor yi metti woon na. metti woon na trop. waaw dóor ba muy bëgg dee kay. bëgg a dee. billaay dama bi ma jógee dama doon jógee dëgg Tra Ndiaye kon xale bu ñu soog a judd. dara mettiwul la ci dóor yooyu. am naa lu ma ci metti kay. comme lan. benn cicatrice a ngi nii de ñaari cicatrice sax. si kaa lan. billaay. yëkkatil kii bi. Eva moo la def nii. Eva di nii la ma def. mais est-ce que moom gis na ko. waaw bi ñu tourné ba pare nag gis na ko kay. mais man je trouve que tayu ko wax dëgg neex yàlla te maa ngi gis ay après séquence boobu maa ngi gis ay message ñii naan Eva dafa dencaloon dara Betty Eva dencaluma dara Eva c'est ma sœur su may tourné noonu lay sonnee ci man Betty defal lii defal laa noonu lay sonnee ci man vraiment jàppaluma dara man tamit jàppaluma ko dara dafa mel ni ñoo bokk ndey ak baay. moom boo gisee blessure yi moom nan la réagir Eva moom. rusoon na nag vraiment Eva rusoon na de bu ne ko waaye looy rus man tamit gaañ naa ko tamit ci biir parce que dama ko doon buux. kon xeex yi ci série bi nag yu ci bëri. lépp ay dóor la bu Bachir ak Pod dóor la mbéj yi Eva di mbéje dëgg la Pod Marichou mbéj bi mu ko mbéj dëgg la yooyu yëpp dañ koy joué parce que ñun loolu lañu war a dund. bu ñu demee bay def cinéma moom dañ si war a dem ba mu jeex. mais est-ce que doo leen ci mere tamit réalisateur bi moo soxla engagement boobu ci yéen. non duñ leen si mere. lu tax. ñun ñoo dem ba engagé wu ci cinéma dem ba jël rôle lu cinéma kon dañ si man je vois que ni dañ si war a dem ba mu jeex. man personnellement dama gis ne dama ci war a dem ba mu jeex. d'accord kon lu mu la blessé bi garaawul da ngay suul mu jeex quoi. non garaawul lii du dara. yeneen yu gën a métti mi ngi ñëw. d'accord mais Betty à part séquence boobu teewul am na yoo xam ne neex na la ay scènes yu la neex ban scène moo la gën a neex bi nga joué yow. scène bi ma gën a neex bi may dem di fekk ji Pod ci bureau bi ma ne ko bu fekkee ne sa ñaari jabar dafa am lu ñu ma ëppale wax ma jugal. su fekkee ne sa ñaari soxna yooyu dafa am lu ñu ma ëppale. nee ma jugal yow lay déglu foofu moom dama gis ne dafa def fi góor dëgg ba tey wax ma jugal parce que dama gis ne dama ci dem ba mu jeex tàkk dama joué sama rôle. mais lan moo tax séquence boobu mu neex la parce que da nga wan ne foofu jigéen nga.
vrai Betty moo nekkoon noonu. kon Betty dëggantaan séductrice la. non 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 dama joué sama rôle dëgg foofu laa gis ne man Betty joué naa dëgg ba ma demee ba tëdd sama kër dama gis ne dama joué sama rôle. ah man tamit nag kii di Eva du Betty kii di Marichou du Betty xool leen ma man du ma sax seen morom tamit doo seen morom de mu ngi doon daal. mais ki ngay génn nan lay gisee say séquences yow Pod nga koy séduire. samay seen ma rek Pod kan Pape Omar Diop moom moomu ci gën a encouragé sax parce que dafa xam ne sama métier la te lu ma yàgg bëgg la mu jàppale ma ba mu dugg ci nag donc du ma gis ne da ci war a jaloux gisuma ci jaloux daal su ma paree daf may gën a encouragé. d'accord mais est-ce que jot nga dund benn déception amoureuse. déception. dund daaka. naka la demee loolu. est-ce que dama bàyyi ba garder ko pour sama bopp rek parce que ki ma dekkal di tax na fàtte daal yu bari sax sama àdduna. Betty bu amoon loo xam ne da nga koy regretter ci sa àdduna lan lay doon. li may regretter sama àdduna kan man genre nit yi di ngay dund ak nit yi doo xam ki la bëgg ak ku la bañ nit hypocrite yi daan dugg sama vie. mais là je me suis casée xam naa ñi ma bëgg ak ñi ma bañ d'ailleurs ñi may fréquenté bëreetul samay quelques sœurs laay fréquenté genre des amis dama leen jël considérer leen comme des sœurs mais genre hypocrisie bi dafa nekkoon dañ daan nekk ci man te man du ma daan ràññee ki ma bëgg ak ki ma bañ vraiment. kon da nga mës a dund benn scène de trahison. bëri na te ñu bëri sax dañ lay wan ne dañ la bëgg or que ne li ñuy def ak li ñuy wax ça fait deux bokkul sax mais nit nag da ngay dem ba da ngay toog xam sa bopp da ngay gën di judd di gën di màgg. d'accord léegi ñu génn ci cadre série bi. bëggoon xam ndax da ngay jàng wala yaa ngi liggéey. am naa ci samay projet yu ma nekk xam naa bu sottee rek bu yàlla tuddee bu sotti ñu xam ne am na borom incha allah te yàlla ko yàlla mottali. mais yan ambition professionnelle nga bëgg da nga bëgg a doon lan ban métier nga bëgg a exercer. man nag dama yàgg bëgg nekk présentatrice télévision loolu laa yàgg mës a bëgg sama àdduna. lu tax. genre depuis ma nekk xale dama yàgg bëgg yu kii ay affaires yu dul tudd génn télé taxaw fii wax def di jaay ngand yooyu doon dama ko yàgg bëgg sañse yooyu laa yàgg bëgg. yan genre émission ngay bëgg di faral di animer. man émission mode. Betty lan ngay tàggatoo. maa ngi nuyu sama waa kër sama famille. di nuyu waale tamit genre sama fans yi genre ci Betty bi sax ay reetaan la ma def vraiment man Betty daf ma def reetaan di nuyu nag sama pap bu baax a baax maa ngi nuyu sama pap Maguette ja di ko sant di ko gërëm sama xarit la sama génn wàll la sama lépp la su may turee dafay sonn ci man taxaw ci man di jënd ay yére de valeur yoo xamante ne wallahi azim du jóge sax si sama xaalis man ci alalam lay jógee. ba tey jii nii je peux dire ba may tout tànk ma commencé à bas âge may jàng ba di ma toll nii lépp moom la au moins sama fayu pap maa ngi koy sant di ko gërëm sama xarit la sama lépp la. di nuyuwaale tamit sama yaay di nuyu samay frère di nuyu samay sœur ñi nga xamante ne jàppee nañ ma seen rakk te bokkuma ak ñoom leen ñuy def si man lu nekk maa ngi leen di nuyu bu baax di leen remercier tamit yàlla mi mën fay nit yàlla na ma leen yàlla fayal. ci barke Seydina Mohamed maa ngi remercier aussi équipe technique bi ku si mel ne ñoom xaaf boolu ñu uufandoo Adja tamit noonu lay sonnee ci ñun ñoom Moustapha Adama surtout Pape Omar Diop sama mag jooju sama génn wàll sama lépp sama xarit maa ngi koy nuyu bu baax nit ku firi ci ñun di sonn si ñun doo ko mës a gis man mosuma ko gis ñuy tourner genre mu fas kanamam wala muy merte day sonn wax dëgg neex yàlla mais genre il est tout le temps gentil avec nous musuma gis meru Pape Omar Diop pour être franche yàlla rek a tax may wax nag
du question li may nekk ak moom wala li mu nekk dara ci man mais bon il est sans façon.